asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu télévision El Mauritania ñu am mbégte am kontante dellu soit ak yéen comme ni ñu koy defee maanaam samedi bu jot ci seen émission xeltu tey jii mu ñëw ci maanaam beneen anam di émission spéciale boo xam ni tamit dañ leen koy defal comme ni leen ko defalee semaine bële passé mu nekk nag sunu ñaareelu pàcc tey ji waxtaan ngir waxtaanee li nga xam ne mooy xew-xew mi nga xam ne mooy xew-xewu réew mi ci wàllum politique xam ngeen ni gouvernement bu bees am na fi nag fan yi ñu génn muy dimanche bi passé njiitu réew mi Mouhamadul Cheikh El Ghazouani am njiitu jëwriñ bu bees di Mouhamadul Bilal fal nag ñi nga xam ne ñooy jëwriñ yi nga xam ne ñoo war a ànd ak moom ci liggéey bi nga xam ne moom la war a def ci at yi ñu jëm ci réewu Mauritanie. ci loolu nag moo war a tax tey jii ñu invité ay kàngam ci réewu Mauritanie di ay ndaw ñoo xam ne tamit comme ni mu leen koy waxee saa su nekk sunu sunu itte mooy fexe ba ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ñu wane leen ñu xam ni tamit que fii am na ay ndaw yoo xam ni seen xam-xam màcc na lool ngir bokk ci lépp loo xam ne ñoo ngi koy yëkkati ci biir réew mi di ko teg ak di ko teggi ba tax na ma waral tax tey jii si suma càmmooy ñu invité sunu rak di monsieur Bakhlot Thiam monsieur Bakhlot Thiam ñu nuyu la. waaw Babacar maa ngi lay fay di la remercier si opportunité bi nga ma may ma ñëw pour exprimer wu par rapport au sujet bi nga dugal. Et je pense que dans quelques minutes on aura plus le temps nu gën a ci waxtaan. incha allah sunu maanaam ndeyjoor di sunu naatango ndax xam nga su situation yi tollee nii ci réew da ngay indi taskatu xibaar nag muy journaliste dafay lay permettre nga mën a au moins tamit jàngat bu baax li nga xam ni ñoo ngi koy waxtaanee ci wàllum politique. li ma tasal nag ñu indi leen ko ci beneen facette parce que ñu bëri. xamuñu ko xëy na ci facette bile di facette politique waaye ku ci gëstu la koo xam ne tamit aussi tamit que da ciy dugg ci lu sore ndaxte dana bare loo xam ni topp na fi ay kilifa ci wàllum politique moo waral tax tey jii ñu invité que moom tamit que mu jox ñu xalaatam ci li nga xam ni moom la ko jàngat ci gouvernement bu bees bi ak li ñuy yaakaar ci moom soxna Oulimata ñoo ngi lay nuyu. Babacar maa ngi lay nuyu salaamaaleykum askan bi ma leen di nuyu di sant yàlla di julli si yenente bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñuy waajur waaye di sant askanu réew mi yëpp di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di am mbégte ci bokk ci émission bu toll nii ak di am mbégte aussi am lu ñuy mën a yëy yàbbi ci askan wi rawatina nag tey jii bu réew mi tollee ci situation bi. voilà donc mbokku téléspectateurs yi kon sunu émission mi ngi noonu du ñuy doore nag sunu waxtaan ak monsieur Bakhlot. Monsieur Thiam réew mi am na gouvernement bu bees am njiitu jëwriñ bu bees ci ay at walla ci ay weer yàlla xam ñu dénk leen ñu war a gunge askanu réewu Mauritanie ci lépp loo xam ne ñoo ngi koy yëkkati di teg ci wàllum politique ak luy doxal réewu Mauritanie nan nga jàngatee lendemain bi nga xam ne nii njiitu réew mi jox na lenge yi Mouhamadul Bilal mu samp fii gouvernement bu bees ban jàngat nga ci am. waaw Babacar ñu ngi rafetlu waat invitation bi ak di nuyu waat tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision mauritanienne Babacar li nu jàngat mooy que ni réew mi dafa am fu mu toll. amoon na gouvernement bu ñuy wax gouvernement politique juste après les élections bu ñu demee at le premier ministre delloo lenge yi lu dénkaat ko njiitu jëwriñ bu bees lu tax dafa am ay raisons yu tax le président de la République Mohamed Cheikh El Ghazouani def loolu ndaxte attente population bi dafa comment dirais-je l'attente est très demandée te du ñu jógee wala ñu ngi ci ba léegi ci mbas boo xam ni dafa laal économie koom-koomu àdduna bi yëpp
bu fekkee ni laal na des économies comme les États-Unis comme la France la Grande-Bretagne Japon de plus forte raison ñun suñu dëkkandoo yi ni wax ay des pays en voie de développement pour dellusiwaat ci question bi sa gouvernement bees bi bu Mouhamed Ould Bilal du leen di xaal si lu bëri surtout si koom-koom suqaliwaat koom-koom bi def naa ni am na waxtaan boo xam ni c'était une conférence virtuelle bu nu ay kàngam defoon le 21 juillet passé avec l'ancien ministre de l'économie et de l'industrie avec le ministre des finances le président Ghazouani nag doon ko suivre de près aussi waaye c'était animé par un docteur en économie qui était Thiam Samba depuis Washington defe naa ni jàngat yooyu nu si defoon état bi daf ko jël en considération donc pour nu delluwaat pour ne pas faire une digression lu ñuy xaar mooy plus de liberté lu ñuy xaar mooy plus de justice sociale lu ñuy xaar mooy plus de consensus surtout suqali l'unité nationale surtout et je pense que daanuwul si nopp koo xam ni dafa tëx ndax jiitu réew mi bu mu ñëwee ba léegi gis nañu yenn soppeeku yi. C'est parce que quand on parle de l'unité nationale en général ñu bëri du ñuy wax ni unité nationale ñi duñ koy wax rek ci gémmiñ la yam alors tey jii ci unité nationale boobu yow lan nga si yaakaar que ni tey jii su ko njiitu réew mi tegoon dana doon loo xam ni peut-être que mooy li ñëpp doon xaar. xam nga l'unité nationale ce n'est pas que des mots il faut que ñu koy jëfee xam nga fu muy commencer Babacar mooy ci école ndax tey mënuñu wax duñu bëgg a déggoo nekk benn te sunu communauté yi duñu duggante te duñu déggante surtout duñu déggante donc pour loolu moi je pense que les langues nationales yi ñuy wax il faudra que nous prônions que bay ñu koy jàngalee dans les écoles suñu koy jàngalee je pense que doomu Haalpulaar bi doomu Soninké bi di wax wolof doomu Pulaar bi di wax Soninké doomu Hassania bi di wax wolof on se comprend te base yooyu nii teg du mënuma wax mënul bañ nekk parce que déjà ñi ngi ci xëy na nag dafa feeñul mais il faut que ñu fësal ko bay def ko des programmes politiques. D'accord soxna Wuli maa ngi lay présenter sànq ci beneen casquette parce que ku la gis nga toog tey ji ci plateau bi du day wax ne Oulimata kañ la ko xam ci wàllum politique ñu bëri nag xamuñu la ci wàllum politique mais man xam naa la ci wàllum politique alors ban jàngat nga am tey ji bi nga déggee gouvernement bi nga xam ni mooy gouvernement bu bees bi nga xam ni njiitu réew mi dénk na ko le premier ministre Mouhamed Ould Bilal. waaw Babacar di rafetlu bu baax a baax question bi di wax ni rek li nga xamante ni jàngat bi ma am bu jëm ci gouvernement bu bees bi nga xamante ni amal nañu ko gannaaw bi nga xamante ni gis nañu ki fi nekkoon njiitu réew daal dina delloo lenge yi ba ñu jiitu jawriñ yi daal dina delloo lenge bi ba nga xamante ni tabbaat nañu keneen loolu dafa wane ni rek ni te bi ñu tabbee keneen si saa si bi mu delloo lenge yi la ñu tabb keneen loolu dafa wane ni rek ni njiitu réew mi dafa taxaw pour indi ay coppite yu am solo waaye yu bees yoo xamante ni réew mi yëpp daan ci gis seen bopp ndax bu fekkente ni dem nañu ba nga xamante ni réew mi njiitu réew mi Mouhamadul Cheikh la Ghazouani toog na fi at dellu si waat maanaam mu am fi une année yooyu ñu si biir une année yi ñu am fi ñaari njiitu jëwriñ loolu dafay wane ni am na lu mu bëgg a changer ci changement boobu nag comme ni ko Borlot waxee dafa am lu bëri loo xamante ni ñun moom la ñuy xaar ci moom askan wi moom la ñuy xaar ci moom mais dafa wax lu am solo nii bu fekkente ni duñ ko xaar ba xaar ko ci lu jëm ci soqaliwaat comme réew mi ndax réew mi am na fu mu tolloon waaye réew mi am na foo xamante ni aussi nekk na fa tey mu doon loo xamante ni lu metti jëm ci mbas mi nga xamante ni fa la réew mi toll tey te du réew mi rek mais àddina bi yëpp ñoo ko yëgandoo kon ki nga xamante ni tabb nañ ko mu doon njiitu jëwriñ bu bees moom it am na liggéey bu rëy boo xamante ni ñu ngi ko siy xaar liggéey boo xamante ni xëy na buñ ci jógee daanu jóg taxaw ci fii ñu toll tey ci wàllu xaw a nasax tuuti ci wàllu koom ak ñi nga xamante ni ñooy doomaanum réew mi ndax suñu waxee réew Mauritanie rek xel dafay ñëw ci ñeenti xeet yi nga xamante ni ñoo ko bokk suñu tabbee gouvernement bu bees rek ku ne war na ci yëg boppam
ku nekk ci réew mi war na ci yëg boppam mooy xeet yi nga xamante ni ñoo fi nekk muy olof bi di pulaar bi di soninke bi di xasaaniya bi ku nekk si ñun war na yëg ni am na lu bees waaye ku nekk si ñun gis nañ ni tey bokk nañ ci ndax nag réew mi dafa am fu mu nekkoon te dafa am fu mu nekk tey. mais loolu lan lay undu soo ma waxee ni ku nekk war na ci yéeg boppam ñu gis ni gouvernement bi tabb nañ ko ñu bëri nag salué nañu maanaam borom xam-xam yi nga xam ne jël nañ leen. ñu si ëpp di ay technocrate. soo waxee loolu dafa mel na dafa am loo bëgg junj. waaw su ma nee ku nekk war na ci yëg boppam mooy mbooloom xeet yi fi nekk yi ku nekk si ñoom yëg ni gouvernement bi fi nekk tey yëg nañ si seen bopp. yëg nañ si seen bopp mooy alhamdulilah rabil alamin xeet yi si réew mi am na ñoo xamante ni jàng nañu. am na ñoo xamante ni war nañ leen mën a teg ci yenn côté yoo xamante ni war nañu yëkk di teg ci réew mi comme ñëpp xaw ma yaa ngi may dégg wala dégguloo ma. loolu moo expliqué lan ça veut dire que wolof yi gisuñu seen bopp ci biir nguur gi. du ma wax ni olof yi gisuñu seen bopp ci biir nguur gi du ma ko waxee noonu waaye du ma ko féetale rek ci olof yi mais bëgg naa wala ñëpp bëgg nañu aussi réew bu ñuy wax nii réew la boo xamante ni ku ne am nga sañ-sañu def loo xamante ni day soqali sa réew wala ku nekk am nga sañ-sañu wax lu la neex na ku ne yëg ci sa bopp ngay olof ngay soninke ngay xasaaniya ak koo mën a doon rek bëgg nañu réew mi ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk réew mi ku ne yëg boppam si réew mi. monsieur Barlotte su ma déggee suma naataango Oulimata Sall li mu junj wax ka dafay dellu si rek ci coow li nga xam ne am na fii keroog bi ñu falee gouvernement bu bees bi coow li bare lool ci say mbokk yéen wolof yi ngeen yuuxu dugg ci réseaux sociaux yi fu nekk ngeen dugg fu lu nekk ngeen wax ka di mettitlu que ni seen yaakaar dafa tas. seen yaakaar dafa tas si pourquoi parce que gisuñu jëwrin nekk ci biir gouvernement bu bees bi est-ce que yaakaar bu tas boobu yow da nga ko partagé ak ñi nga xam ne ñoo koy wax. Babacar man je pense que dama am beneen vision par rapport ak loolu ndaxte comme Ouli nu mu ko waxee du ñu nekk 4 composantes dans ce pays te ku nekk war nga yëg sa bopp ci doxalinu réew mi ñàkk jëwriñ la wolof mas naa ko wax ci waxtaan man leen c'est pas une fin en soi mais xool leen lu tax kenn joxu leen ko lu tax da ngeen war a changer de vision selon la communauté doit changer de vision la communauté doit changer de perspective on doit faire de telle sorte que ce qu'on parle de leadership nu teg leadership boo xam ni koo xam ni fu sunu bët xonqee mën na yeggale sunu kàddu ci kaw mais Babacar defe naa ni sunu problème du loolu ñun sunu problème c'est un problème de manque d'organisation en fait ak ku nekk jëm sa boor. mais surtout ça quand on parle de leadership nan nga ko jàngate parce que am na ñoo xam ne ba tey duñu nanguwul ni leadership moom mooy problème mu wolof yi c'est-à-dire que fu mu toll fii nii kenn ku nekk fii xam na ki la mën ki la ëppale ki war a toog fii ko war a toog fële mais dafa am ñoo xam ne dañuy bañ leadership boobu est-ce que yaakaar ni ce sera facile pour que yéen ngeen retrouver wu ci parce que loo xam ne mi ngi leen di diviser depuis ay at depuis l'indépendance ba léegi ci cadre boobu ngeen nekk kii nanguwuma mu jiite ma parce que lii la kii nanguwuma jiite parce que fii la bokk kii nanguwuma jiite parce que leadership boobu dañ koy bañ mais moo fi nekk. Malheureusement c'est la vérité ndaxte pour man booy jiital nit da nga war a xool xarañam. critère am compétence am. mais pas yenn critères yi pas yenn critères yi ngay teg ci nit ki comme ni mu la koy waxoon c'est un problème d'organisation xam nga tey il nous faut y faire une remise en cause boo xam ni ñun suñu wàll bopp ñoo ko war def ci ñun tey vraiment nos espoirs étaient déçus dëgg la parce que on se sent juste marginalisé waaye ñun à 90% je pense que ñun ñoo ko teg suñu bopp ndax bu ñu nekkee une petite communauté une minorité mais qui est remplie de compétences remplie de bons cadres qui sont loyaux. Mais est-ce que bett na la yow
man bettu mbir mi ma bett na la. man bettu ma. xalaatum nga ni yéen daa ngeen am. jëriñ ci nguur gi. amoon naa un peu d'espoir mais d'après mes analyses bu ma ko gënee def yaakaaruma ko woon parce que Babacar il faut pas que nous qu'on se voile la face gis nga bu nu demee di dox wala nuy jiital bay mënatuñu dem du ñuy taxaw nu xoolaat suñu bopp seet nan nuy organiser waat seet bonne voie lu nu mën a jël pour que vraiment sunu ñaxtu bi nu dégg ko ci kaw. mais lan mooy war a saafara li ni mel lan nga yaakaar yow en tant que cadre intellectuel lan nga yaakaar que ni lii suñu ko defee mën nañoo apporter à quelque chose même pourquoi pas toog waxtaan xoolaat suñu bopp pour mën a xam ni lii dox na ñu seet nan la ñu war a mën def pour loolu mën a jëm ci kanam lan nga yaakaar ci ndaje ci. pour ton information déjà def naa ni loolu ñun jóg nañ si ba pare. def naa ni si biir weekend bi am na benn daje bu nu war a def en tant que les jeunes cadres de l'IPR di Waalo bu nu war a def si weekend bi. mais est-ce que loolu yéen a ngi ciy réfléchir bu bare parce que toujours maanaam début bi mooy seen problème parce que da ngay war a jël kii bàyyi kii seet pikkale dugg fii. def naa ni chacun est conscient maintenant ku nekk. am nga conscience que ni sunu problème mooy li nga wax léegi dem ba ci biir am yeneen lu dugg xam nga bu nu nekkee ay mbokk nekk benn bokk objectif bëgg am fu nu jëm def naa ni fokk les visions mën nañu wuute mais l'intérêt commun ñun ñoo ko bokk. mais est-ce que si ndaje boobu taxaw ngeen tey jii pour xool seen problème mu leadership. d'après ni nu ko waxee wala d'après ñenn ñi nu ko waxee avec leurs interventions je pense que on va remuer comme on dit le couteau dans la plaie. et vous pensez bien que ni ay clan division. non je ne pense pas que loolu mën fa am parce que man damay sukkandiku rek si li ma nit wax ba ma gis le contraire gis nga Pape nit jeune. Une jeunesse saine une jeunesse compétente dafay gëm boppam gis nga boo may laaj par exemple un problème de leadership moi je peux me positionner comme étant un leader. Oui, bien sûr, pourquoi pas. parce que xam nga lu tax parce que am naa jàng bi xëy na kenn xamuma ci langue politique mais c'est un risque que tu fais. xam nga da ngay dugg avec tes arguments da ngay dugg avec tes convictions dëgg la nag dana am ay teqatal dana am ay obstacles dana am ay mais lan moo leen poussé yéen en tant que ay jeunes ngeen jàngi bitim réew am seen ay lijaasa indiwaat ko fi ba pare ñëw rek effacé wu toog suffire si benn mbir rek toog bañ a dem ragal la tiitaange la. xam nga du ragal mais wala dafa am ñu leen di buux di leen dóor ay mbagg. du ragal dafa am ñu nuy buux wala du nu am contrainte mais je pense que personnellement man damay wax que ni je n'ai pas de contrainte mais Babacar je pense que bu nu ñëwee am yenn jàng yi toog man personnellement je m'étais pas engagé dans sur la scène politique. C'est-à-dire que des années d'avant dugguma ci woon mais bi ma ñëwee gis que ni am na opportunité yoo xam ni am na tey ci réew mi que ni am na loo xam ni boo ko waxee daan la dégg boo ko waxee am na bunt bu mën a tijjeeku man je peux me positionner du ma wax jiitaloon nun nag suñu ay kilifa te ba léegi ñu ngi suñu kanam du leen di déglu man personnellement je ne peux rien du ma def dara te laajuma sama grand frère sama mentor Thiam Samba que je remercie au passage donc noonu lay demee mais su demee bay may dugg si man damay dugal suma bopp. mais justement da ngay dugal sa bopp même su fekkee ni Thiam Samba ñëpp xam nañu qualité am xam nañu li nga xam ni dox na ko ci biir réew mi
mais est-ce que aussi tamit qu'à un moment donné aussi tamit que Thiam Samba bàyyiwul maanaam li ko war maanaam waroon taxaw tey jii dëggal boppam waroon taxaw tey jii imposer dara pour sa communauté mu jaral ko mu dem bitim réew bàyyi ko fii est-ce que loolu aussi tamit des fois mun na ko ci jàmm moom. communauté bi mun na ko ci jàmm. dëgg la contrainte mën na nekk contrainte professionnelle. moo ko téye woon mais je pense que am na ay woote yu ñuy def à l'avenir def naa ni bugguma se prononcer de trop mais à l'avenir on verra. que ni dans la scène politique et dans la communauté. xelam ak xalaatam mi ngi ci tey jii dellu si impliqué wu waat politiquement dina am ay changements. Moi je pense que y aura des changements qu'on va voir à l'avenir. Très bien Wouly ci foofu laa lay laajee maanaam ci seen communauté bi ngeen nekk mu nekk communauté bu xaw a nag spécifique difficile à gérer parce que yéen ñëpp xam na ne du ngeen ànd yéen ñëpp xam na ne. gorante ngeen di nekkante guddi ak bëccëg ci loolu la communauté bi di dox. voilà booloo moom amu leen ko kenn bëggul tey jii Babacar Naam jiite su Babacar Naam jiite daan ko gor kenn bëggul Oulimata Sall jiite su jiite daan ko gor alors tey jii est-ce que yaakaaroon ni jot na tey jii ndaw ñi dëggal seen bopp surtout sur le classe changement classe politique bi est-ce que jotul tey jii ndaw ñi dëggal seen bopp. parce que compétence baa ngi fi Babacar am na solo compétence baa ngi fi waaye damay dellu si waat rek si li nga xamante ni wax nga ko ni olof yi maanaam nekkuñu benn man xëy na samay at bëriwul lool waaye man gisuma loolu man gisuma olof yi nekkuñu benn damay wax ni olof bu ñuy wax ay nit yu déggoo rek jàppoo ci olof la fekk baax ci nu ñuy liggéeyee ci lépp xëy na ñàkk waxtaan moom moo am. ak am loo xamante ni. xëy na déggoo ba kenn nanguwul sa morom jiite la. de du ma wax déggoowuñu mais dama xam ni. olof mais loolu kenn du ko jeex Wouly. loolu non Babacar xam nga des fois da nga gis dara si kaw nii rek nga yaakaar loolu moo am gis nga olof dafa nekk koo xam duñ ko yar si kii moo la féete kaw kii dafa war nekk ci suufam duñu mas a nangu ñu mag ñi jiitu ñu ndaw ñi nekk ci gannaaw. te gëm naa ni ñi ci kanam. au 21e siècle ngay waxal. foofu laay waxee. lépp nag gis nga bu ñu nee tey démb tax. mais le monde a évolué Babacar mais bu ñu nee tey démb tax te dafa am noo xamante ni noonu la ñu ñoom maam yaree woon te si lu ñuy sax ba tey communauté wolof. dafa am ñoo xamante ni ay mag lañu boobu ba tey ñu ngi àndoon ak ñun am foo xamante ni xëy na foofu la ñu nekkoon ak ñun te ñoom dafa am foo xam ne fa la ñu teg ñi leen féete suuf. te boo nekkee ndaw bokk ci dara à chaque fois da nga war a bàyyi ñi mag ñi di def ak di teggi xëy na ñoom li ñu doon def am na fuñ ko teg mais xëy na am na lu ñu doon xaar pour jiital ñi féete suuf. te gis naa ni communauté wolof si jamono yi ñu toll nii ndaw ñi taxaw nañu am nañu këyit yi am nañu tolluwaay bi te am nañu pas-pas bi. loolu laa bëgg dégg. te gëm naa ni mag ñi nga xam ne ñoo jiitu daan am na loo xam ne ñu ngi koy waajal. te bu paree daanu xam ni olof yi du ñu mas a nekk benn. très bien xam nga da nga am lu junj lu am solo parce que kenn du wax ni fekk li nga fi fekk sa ay maam def ko fi bu wax ko effacé ko. parce que waajur sax dalay tete di la tete ba wóor que ni que yow mi yaay taaw mën nga jiite. mu dem bàyyi la mu dem. taxaw fële di la seetaan ak di la tete. foofu la ñu toll nii. dëgg la est-ce que mooy sama laaj d'abord est-ce que tey jii jotul changement classement politique boobu ci au niveau des wolof mu am. parce que man ni compétence bi baa ngi fi jàng baa ngi fi xalaat baa ngi fi. foofu laa waxee ma ni la mag ñi nga xam ne ñoo jiitu woon xëy na ñoom dafa am lu ñu doon xaar pour mën a jiital xale yi bàyyi la ñu dem ak seen bopp. ndax ñoom am na taxawaay boo xamante ne am nañ ko ak liggéey bu ñuy liggéey ci suuf xëy na jógagul mais bu jógee daan xam ni réew mi olof yi du ñu mas a nekk benn. te nekk bonne boobu xëy na moo waral tekkaaral bii tax ñu yaakaar ni olof yi bokkuñu ci dara sànq ci sa benn question yaa ngi laaj borlot lu tax ñu dem jàngi ñëw toog mel na comme boolewuñu seen bopp ci lu bëri côté boobu lay blâmer ndaw ñi jeunesse su wolof dama leen di blâmer ci benn côté du ñuy dem jàngi ñëw rek pour ñoom duñu war rek toog toppatoo seen liggéey wala toppatoo li ñu jàng bàyyi lu bëri ci réew mi te gis nga entreprise da taxaw di xaar. waaw te gis nga bokk ci luy jëmale kanam sa réew dafa bokk ci bëgg sa réew te nag xëy na bu ñu desee gannaaw loolu moo tax duma nangu à chaque fois ñuy blâmer mag ñi ndax mag ñi bay nañu seen waar def nañu lu ñu mën xëy na nag foofu la ñu mënoon toll mais nit ki am na foo xamante ni boo fa tolloo yow yaay wane sa bopp ñu xam ni kii yow la lii nga mën sa réew fii nga fekk sa réew te fii nga koy jëmale rawatina sa communauté foofu la ñuy xaar jeunesse wolof bi. est-ce que tey jii
bokk nga ci ñi leen di xelal que tey jii ñu dëggal seen bopp pourquoi pas ci leadership boobu ñu wut fa cadre boo xam ni bu valable la koo xam ni ndaw la ñëw taxaw tey jii nekk ci kanam te ñëpp aussi tamit que déggal ko ànd ak moom liggéey pour l'intérêt général. masuma waxtaan ci ak ñoom ci lenn loo xamante ni jëm na ci cadre politique mais tey su ma waxee damay wax ni jeunesse su olof bi nañu boole seen bopp ci réew mi xam ne ci réew mi la ñu bokk. ndax suñu nee olof communauté bu tuuti la ci biir Mauritanie man ndax côté tàkk bi ñi ngi fa si xanaa 23 wala 24 villages kon ñun tuuti wuñu si réew mi bëri na loo xamante ne am na solo ci biir réew mi olof bu ci loxoom génnee du baax kon il faut ñu boole suñu bopp ci réew mi ndax uude nu mu la gisee la lay ëwalee bu ñu toogee tey taxaw ni bu ñu nee olof rek ñu ni bokk fi kooku si ñun la ci olof yi la mais bu ñu taxawee xam ni démb yàggul te bind yi ñu ngi fi te mag ñi wax nañu bàyyi fi buñ ci bàyyee xel rek daanu xam ni ñoom si réew mi la ñu bokk te def fi lu am solo loo xamante ni ëllëg seeni doom bu nu ñëwee daanu xam ni seeni maam defoon nañ fi nangam wala seeni doom loolu dafa am solo ci réew. am solo ci réew bi monsieur Thiam soo déggee li nga xam ni moom la Wuli Tech dafa mel na loolu tey jii war ngeen ko boole ci seen plateforme maanaam li ngeen di doxal wala li ngeen di teg muy ay perspectives ci avenir ngeen war a xool bu baax a baax que ni fu mu toll fi nii du ñu nekk ci mondialisation nekk ci beneen adduna ak ci beneen doxalin du jàngi rek dellu si ñëw jël diplôme yi teg ci suuf nit ki su bëggee am dara moom moo koy imposer boppam laaj ko xëcc ko ba yàlla jox ko ci te bañ si nag xaar lenn du dul fayu yàlla parce que sooy xaar doomu aadama ku mel na Babacar Naam di la récompenser soo moytul doo am dara. maa ngi rafetlu la vision de Wuli ñun def naa ni sunuy tradition daf na may toujours nu jox cër mag et je pense que ñun ak lépp lu ñuy def balaa ñu siy dugg balaa ñu siy soobu du ñuy laaj mag ñi seen xalaat ak seen xel xeebunu kenn ñun xeexunu kenn mais dafay toll en certain moment nag mu am vision bu bees mooy la vision de la jeunesse waxuñu nag du ñuy mettre de côté nos ancêtres kenn du ko def parce que ñoom ñooy base bi waaye nag en certain moment il faut que ñun ñu toog ñu jox ñu les armes qu'on essaie de voir ñun ce qu'on peut faire ci langue politique bi ñu fës en certain moment da ngay ñëw on nous connaît à presque 85% à politique des jeunes cadres qui sont là qui sont très compétents boo xam ne tey jii bu ñu engagé seen bopp tey peut-être que lii du demee nii. mais est-ce que ndaje bi nga xam ne yéen a ngi koy waajal ci ay bis yu ñu jëm yéen a ngi ci xalaat pour taxawal loo xam ne su paree daa ngeen ko bind ci ay kay tënk ko géema pourquoi pas gisante ak njiitu jëwriñ ji même pourquoi pas ak njiitu réew mi pour que mën teg ci taabalam parce que ay jamono defoon nañ ko fi ak njiitu réew mi fi nekkoon mais dafa mel na loolu dañ ko jël dugal ko ci biir ay truand. dëgg la loolu am na solo parce que def naa ne si loolu nuy jëm pour def ko parce que kenn mënul ñëw nu daje ku nekk wax jóg faxasu ku nekk dem sa yoon déedéet. Ce sera différent cette fois-ci bu nu dajee def naa ni daanu jël xalaatu ku nekk daanu jël vision ku nekk nu def ko dans des propositions yoo xam ne duñ koy bind et on fera tout pour gis le Premier ministre et pourquoi pas mu yegg ci monsieur le président de la République Mohamed Cheikh Al Ghazouani loolu mooy sunu parce que ni nu waxtaanee def naa ni am na réforme yoo xam ni vraiment bëgg nañu mu am au niveau de notre communauté au sein de notre communauté ñun. ak notre vision ak lan nu bëgg. ay réforme yoo xam ni ci maanaam choix yi la. si choix yi. si dans les choix surtout. mais aussi Babacar il faut pas se voiler la face ñun li nu waxtaanee def naa ni bu nu ko tënkee. bëgguma génne loo xam ni pareegul mais def naa ne bu ñu ko tënkee daanu gis coppite. dana am ngeen ci yaakaar daal am nañu ci yaakaar. yéen ndaw ñi seen wàllu bopp wóor na leen ni leen ëllëgi si biir kenn du leen jamati ci leneen ci wàllu division ci wàllu ay clan parce que bare na ci. def naa ni ñoom ku nekk conscient nga de tey que ni arme boobu ñu doon utiliser contre ñun. xam nga parfois on nous diviser pour mieux régner
les divisions mën na nekk des divisions qui viennent de l'extérieur, l'extérieur de notre communauté. Donc tey on est conscient. Man de am naa si yaakaar personnellement. Parce que ni ma déggee démb nu waxtaanee ko. Pour une première fois ku nekk ubbi sa xel ubbi sa xol. nga wax lu nekk ci yow. te muy dëgg. te muy dëgg. voilà surtout loolu. et defe naa ni bu nu demee bay pour une première fois nu wax que ni lii dina koy teg ndaje nu toog nu waxtaanee ko en tant que des jeunes et qui militent dans le parti de l'État. Donc xam nga Barlotte man dafa am loo xam ne souvent dama koy faral di wax ci communauté wolof parce que damay wax ni wolof yi nanguwunu dëgg ñemewunu dëgg su nu gisee kenn di gàjj tuuti rek ñu ni daf ma contre. xam nga te ki lay taxaw di la wax mooy ki lay ubbil sa bët di la wax ni la xoolal fii. te soo ko xoolulee su ëllëgee da nga cee ñëw. mais est-ce que si seen discours aussi tamit que da ngeen di nangu di déglu ay critiques parce que le critique suñu lay critiquer objectivement la critiquer. pas pour ñu critiquer pour critiquer. dëgg la parce que def naa ni comme nu koy wolof waxee ku jiitu nu la sa taatare na. donc je m'excuse même du terme. et je pense que critique objectif def naa ni. ku nekk daf ko war nangu pour avancer. pour construire. quelque chose de durable. Babacar man démb am naa contenté boo xam ni vraiment je me sentais bien par rapport à ce groupe là. parce que pour une première fois nous soulever loo xam ni ku nekk da nga jël loo xam ni da nga koy wax xam nga en certain moment il y a certains qui peuvent partir jusqu'à l'extrême, taper les poings sur la table. Mais c'est vrai, il faut s'imposer. Nous, dans la constitution mauritanienne, mais on cite le Wolof. Mais ne fût-ce que le touti. Dëgg la am nañu ay représentativité quelque part, ça il faut pas le nier. Par exemple, la primature, la présidence, et dans les directions aussi. Mais ñun lu nu bëgg comme ñi ngi jàppale nag borom réew mi nanguwul ko programme bi muy def bu bees bii nu xat suñu tànk tubéy dikk ci gunge yàq suñu temps yàq bàyyi suñuy famille waaye nag le minimum mooy ndimbal nag da fekk loxol borom aussi il faut que ñun ñuy def dara il faut que ñu jéem a changer waaye aussi looy dimbale nit aussi da nga siy gis sa bopp en certain moment nag suñuy mag ñun xeebuñu suñu xalaatu benn mag actuellement ni xeebuñu xalaatu kenn parce que lu mu bon ñoom ñoo ñu jiitu dans la scène politique tey ji ku nekk am na loo xam ne apparom bu nu ko joxee rek mën nañu dem waaye nag tey ji on a décidé ñun en tant que la jeunesse construire si benn association bu ñuy wax jeunesse hyper di Waalo nu am une nouvelle vision ak nouvelle cahier de route ak fu nu jëm. ak fi ngeen jëm mais su ma duggee ci wàllu politique il faut que sax ma am lu ma xam dama koy laal jëmale ko ci Rosso bi nga xam ni ñun ñëpp fa la nu bokk. Rosso defe naa ni yàgg naa ko wax naa ko waxati ko te du ma tàyyi mukk di ko wax damay wax ni politiciens yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Rosso. ñu baal ma ci kàddu yi ma koy waxee mais ñoo jaay Rosso dama koy wax ñoo jaay Rosso parce que Rosso soo fa demee da ngay yéemu si sa borom léegi sax bi nga xam ne média bi am na ñi ñaa ngi commencé di leen tàppe xale yi réseaux sociaux yi di am ñu ngi commencé sax di nit ñi yenn ci cadre yi sax di jënd benn poqosu terrain di fa def dara mais Rosso soo fa demee mu mel na doomu Rosso tekkiwul dara ci àdduna bi te ay ñoom kese ñoo fi jàng ñoom kese ñoo fi am teraanga yi. Est-ce que loolu en tant que ay jeunes Rosso du leen jox gàcce yéen. dafa metti na parce que la situation de Rosso est déplorable franchement à beaucoup de niveaux def naa ni Rosso bu nawet ñëwee rek ku nekk jépp sa bopp. lu tax nga fa doon dëkk. def naa ni il fut des temps. boobu juddooguñu mais. mag yi duñu daan wax que ni Rosso amoon na assainissement boo xam ni moom rek ka amoon ci Mauritanie mais li nga wax ni man je suis tout à fait d'accord avec toi parce que les politiciens mën na wax politique yi noo ko jaay dans la mesure où
tey jii muy insalubrité le chômage des jeunes parce que tey jii ak mbas mi frontière bu tëj bi mais tous les jeunes de Rosso ne font rien du tout chôment defatuñu dara amatuñu dara ndax lan parce que si bague bi lu doon dundee tey jii loolu moo doon seen source de pitance comme on dit mais amatuñu ko mais pourquoi pas il y a pas de politique bu ñu waxee Rosso grands cadres qui sont là qui peuvent investir même tabax fa kër c'est un problème donc ñun tamit sur ce plan-là waroon def une remise en cause. remise en question gàllay waaw parce que souvent du ñuy wax suñu waxee ñu ne waaw tool yi doon ko nangu jël na tool yi jox nañ ko diw mais tool yoo xam ne yow suñu la ko bàyyeelee doo ko bay yow tu préfères que nekk ci benn bureau climatisé foo xam ne laa la wax ni su café jotee café lu ngeen koy wax stick xaw ma moom ngeen di moom lu ñuy bës jox la nga naan foofu nga préféré que dem ca mbay ma dem ca tool ba ki ko bëgg ñu jox ko pour mu bay ko parce que loolu mooy suñu problème suuf si tant que delluwaatuñu fii maam nekkoon duñu dem fenn te problème bi mooy loolu mooy suñu problème mu cadre yi te loolu je pense que ni ñu war nañ ci delloo si waat xel yi xam ni te ku ci dee nag ñu jël jaat ne la yóbbu ma kun fi suul say mbokk di bëgg rey seen bopp dafa doy waar. doy na waar trop parce que ku bàyyi sa waar def naa ni keneen jóge ci àll bi jël ko li ngay wax le problème des terres je pense que nit soo amee hectares yoo xam ne say maam noo ko doon bay yow am nga une situation administrative à Nouakchott Nouadhibou da ngay toog 10 ans tu ne retournes pas sur tes terres pour voir ce qui se passe mais à un certain moment loolu duñ koy jël jox koo xam ni daf koy valoriser pour l'intérêt général li ma la wax remise en question muy nag duñu fii je tape tout le monde nos cadres je tape les politiciens ñoom ñëpp ku nekk am nga sa part de responsabilité par rapport ak Rosso ni mu mel nii bien entendu suñu frère Bombowul Dramane il fait des efforts en s'appuyant sur sa gestion sur une partie jox les jeunes mais des na Babacar des na parce que franchement Rosso bu tawee rek vraiment da ngay yéemu ci yàlla et puis une ville boo xam ni c'est l'une des premières en Mauritanie. des premières en Mauritanie jàngal pratiquement tey jii ñoo xam ni ñu bëri noo yore yow mi de 60 jusqu'à nos jours. tey soo fa demee dafay mel ni village ñoo leen gën développé. Gent dafa mel ni dafa Gent ñëpp duñ ko daw ñëpp daw ko. ñëpp ko daw su tabaski jotee ñëpp jël seen ay ngandam xar teg ci oto yi. dellu pour 2-3 jours genre Oulimata Sali. c'est pas ça Wuli est-ce que tey jii du doon tey jii vraiment déception en tant que jeune Rossoise gis sa ay doom ñoo ngi màgg di jóg Rosso mel nii lan fa fekkoon ci maam ña fekk fa ci papa yi moo fa nekk ba léegi te soo moytul sunu ay doom sunu ay sët loolu lañ fay fekk. waaw Babacar damay wax ni est-ce que Rosso man ni mu mel nii man du nii laa ko fekkee mu doon loo xamante ni du ma wax ni rek politiciens yi la mais damay wax ñi dëkk Rosso la. gis nga yaa ngi wax léegi village yi ñoo gën a développé Rosso village yi lu ñu am ba ndimbal la ñu am amuñu benn ndimbal mais doomaanu ñi nga xamante ni ñoo fa nekk doomaanu village yi du ñu créer seen ay association di wut ay ndimbal feneen def ay coopération di jël seen doole bopp di defar seen dëkk Kër Mour bi ma bokk man pour ñu am ku jàngale ci école boobu école Kër Mour nga xamante ne ay cadre ci réew mi tey fa la ñu jaar école Kër Mour boo xamante ni tey doo wax histoire Mauritanie te doo ko tudd du ñu dem ba amatuñu woon jàngalekat il a fallu que ay doomaanu Kër Mour dem sacrifié wu te sans dara ak loxo yi neen nekk ay volontaire ñëw jàppale doomaanu dispensaire moom kenn waxul waxam dispensaire bi kenn waxul waxam mais ñi ngi def lu ñu mën ba ku ñëw si dëkk bi daa leen naw noonu la waa Rosso war a def doomu Rosso ñoo war a yeewu ci uude nu mu la gisee la lay ëwalee ñoo war a nan ma baal nag waaye ñoom ñoo war a yeewu si di def bañ xaar kenn xëy na am na benn minorité boo xam ne ñu ngi koy def gis nañu Joobal Aar Joo Keita ñu koy wax Badara Keita mi ngi def lu mu mën ànd si ak Youssouf Sy ak ñoom Didja Kadia ñi ngi def lu ñu mën pour balewaat defaraat xëy na wut ay moto pompe ak benn groupe WhatsApp boo xamante ne tous debout pour Rosso lañ koy wax pour ku nekk indi lu mu tuuti si li mu am pour ñu mën wut ay moto pompe
pour jàppale sax yenn miskin yoo xamante ni pour lu ñu dundee sax metti na kon ñoom ñi ngi def lu ñu mën mais des na cadre yi nekk fii dugal ci seen loxo même bu fekkente ni mënuñu ndax bu Rosso bu tawee xam nañ ni ay moyens moo koy defar mais nañu jéem ñu xam ni ñi ngi jéem ku la gis ngay def dara bu la ci fekk see daf lay gën a jàppale. mais monsieur Thiam est-ce que yaakaaroon ni tey jii jot na yéen cadre yi nga xam ne yéen a jógee foofu muy ndaw ñeek mag ñi fii nekk ak ñu ci gën a tuuti benn fonds de solidarité boo xam ni duñ koy def uniquement pour la ville de Rosso. am na gunge le maire Bamba Oulderman bi ngay wax de passage ma koy nuyu. muy quelqu'un boo xam ni am na benn vision au moins am na benn sañ-sañ au moins boo xam ne tey mi ngi koy def malgré la situation aujourd'hui du Covid-19 bi nga xam ne indi na lu bari lu mu yàq lu bari. dëgg la moom am na sur son programme politique franchement mu dugal boole si nag la jeunesse. comme ni ko Ouli waxee. gis nañu ay vidéo ak spot publicitaire yoo xam ne moom ak Jobala. ak ñoom DJ yu ko je salue ñu maa leen nuyu au passage ils font tout ñooñu mën naa wax Rosso moo dee seen biir xol mais bépp nitu Rosso dafa dee si biir xolam dafa naa ni nag bu nu jógee rek pour liggéey il faudra que ku nekk def si loxoom gis nga bu ma gisee spot publicitaire boobu dama dugal dara ci benn groupe boo xam ne duñ ko bokk ñu ay nitu Rosso man leen li nga wax nii def fonds de solidarité pourquoi pas mënuñu def des cotisations yoo xam ni tey macha allah alhamdulilah rabbil alamin lu mu bon ku nekk yaa ngi fayu par weer. tout à fait am na loo xam ni nga jël si sa wërsëg. joxe ko nga joxe ko nu def ko benn fonds mais bomba duñ ko jox la mairie waaye nag benn loxo du tàcc. tout à fait il faut que nu jàppale ko te mi ngi def li mu mën fi dooleem yam fa lay yem ma nga fa yem benn loxo du tàcc Babacar il faut que gis nga la jeunesse bi Ouli wax noonu nu nekk si wetam mais cadres yi nekk fii que ce soit les politiciens les hommes d'affaires et tout nu teg dugal si seen loxo ñoom tamit dugal si seen loxo parce que le cadre de vie c'est très important et l'environnement est très important aussi c'est ça qu'il faut faire benn loxo du tàccu xam nga lu tax man ma souligner loolu parce que dama gis ni Rosso suñu daan wax cadre njàng bu baax Rosso lan daan wax école yi gënoon baax fii foofu la nekkoon ci Rosso boobu si zone boobu la nekkoon tey soo demee tey jii doxantu ci yenn ci école yi nga xam ne ñoo formé tey jii cadre yi jëkk ci réewu Mauritanie soo fa demee da ngay wax ni est-ce que maa ngi réewu Mauritanie te loolu vraiment gàcce la ci doomu Rosso waxuma man cadre waxuma politicien waxuma leen mais ñun duñu war a organiser wu fexe ba comme fonds solidarité bi ñu def ko indi leneen lu bees loo xam ni gaa ñi daan ko mën a gérer avec aussi tamit que ay loxo yu wóor yoo xam ni peut-être que ëllëg dana mën a am lu mu jëriñ la ville de Rosso. dëgg la maa ngi ko doon wax léegi nii am na ndaw ñoo xam ne ñi ngi def lu ñu mën pour sax bu tawee ñu mën a jàppale askan am na ñoo xamante ne Rosso bu tawee seen biir bu ñuy julli sax du ñuy am problème ndax amuñu même néeg bu ñu julli amuñu ko néeg bu ñu tëdd amuñu ko mu doon loo xamante ni il faut nit ki dem fa pour xam dafa metti gis nga bu tawee doomaanu Rosso yi cadre yi fi nekk war nañu dem di dugg si yenn bërëb ci biir Rosso yi nga xam ne bu tawee ñoom ñoo gën a sonn xëy na seen xol dina tooy comme li waraloot wax nii doomu Rosso boo gis xolam Rosso moo fa dee ñun ñëpp Rosso la ñu bëgg ndax Rosso la ñu gëm ba pare Rosso xëy na changé na yàqu na nu mu mel tey da nga gis ay kër yoo xamante ni kenn xamul am seen ay borom léegi kër yi màggat nañu daanu nañu dafa yàq image Rosso mais ba tey tur baa ngi fa tey da ngay gis da ngay am sa gan boo xam mi ngi jóge beneen réew soo ko yóbboo Rosso dafa naan la yàgg naa dégg tur bi kon fii lay dégg xëy na daa ci am mbégte daa ci am naqar daa ci am gàcce daa ci am mbégte ndax yàgg nañu dégg sa turu dëkk mais daa ci am gàcce ndax ni mu mel kon war nañu taxawaat ñun doomaanu Rosso ku nekk indi loxoom ndax nag jàppoo mooy jëmale loo gis kanam ku nekk indi loxoom bu ko defee ñu jéem a defar suñu dëkk même bu dee du dara bu tawee rek nañ dem def assainissement voilà monsieur Thiam est-ce que yaakaaroon ni tey jii maanaam positionnement politique waruñu ko jël tekk ci suuf pour éviter aussi tamit que muy répercuté wu ci anam bu doy waar au niveau de Rosso parce que soo xoolee tey jii politique lu yàq Rosso politique moo ko yàq lu yàq Rosso politique moo ko yàq tey Bamba Oulderman maire de Rosso ñëw nañu ay doomu Rosso fal nañ ko mi ngi liggéey ñu toog di ko gëstu di xool li muy def mais tey jii
suñu ko doon wax léegi di ko valoriser dana am ñoo xam daan taxaw fële ci gannaaw di ko gor. Pourquoi? Parce que camp politique la ñu bokkul. parce que bokkuñu ambition politique. parce que bokkuñu vision politique. est-ce que jotul tey jii en tant que jeune te yéen a ngi jëm ci benn réflexion. bi ci war a waxtaane li mel. ngeen boole ci loolu xool nan ngeen di doxee ci wàllum politique pour éviter yenn tiraillement yi pour au détriment de Rosso. dëgg la junjoon nañu ko ay weer si ginnaaw. ma def naa ni sama xalaat bu gàtt que ni mën nañu wuutee vision maag yow. mais bu desee si intérêt commun rek. nu teg lépp suuf si suuf tout à fait. gis nga tey Bomba que je sois de son parti quelqu'un soit de l'opposition mais nekk doomaanu Rosso l'objectif commun mooy nu defar Rosso. naan loolu rek tax na nu jël sunu division ak sunuy xalaat yu wuute. nu tekk de côté pour vraiment l'intérêt général. Je pense que c'est ça qu'on doit faire et puis comme ni nga ko waxee dëgg la politique vraiment yàq na cette ville parce que à un certain moment. parce que Rosso melu woon noonu. Rosso soo fa daan ñëw période vacances wala période tabaski jot wala événement xew fa. c'était extraordinaire. dem nañu gis nga ma yokkal si tuuti jusqu'à l'élection de la Ligue de football. mais Rosso ku ko daan wax da daan wax nawetaan. depuis ban at lu nu footballul nawetaan. lépp lu nu tas. lépp lu nu yàq. à cause de des divisions. politique yoo xam ne amul sens. amul benn njëriñ pour ñun. au contraire tey fu mu jël xëy na en certain moment am na fu nu toll woon waaye tey dañu reculer waat de presque 80%. mais est-ce que si seen waxtaan yi ngeen xam ni yéen a ngi koy waaj taxawal lël ko est-ce que yéen a ngi bàyyi xel pour def une tournée au niveau maanaam ci village yu Rosso yi. waxuma su may wax village Rosso nag waxuma village naar ba waxuma village wolof ba waxuma village pulaar ba fépp foo xam ne rek nit nga fa ngeen dem fa seet fa am benn vision waxtaan ak ñoom pour l'intérêt général de la. dëgg la parce que zone boobu. comme ni nga ko waxee parce que gis nga la bonne marche de la commune de Rosso def naa ni ñun ñëpp nekk fii que les cadres qui sont à Nouakchott qui sont ailleurs def naa ni ñëpp ni si war dugal seen loxo. ni nga ko waxee def naa ni cette proposition man dinaa ko jël en considération et je vais la proposer durant la réunion. dinaa ko proposer parce que du Rosso ville rek la ñuy wax. tout à fait non mais c'est les villages aux alentours. am na yu bëri yuy manqué par exemple à Kër Mour comme ni ko Uli waxee. un instituteur bu manqué. mais imagine. c'est grave l'avenir de nos enfants. Ouais. mais demal jëkk. peut-être ils ont un problème de l'eau. demal Garak demal. Tougène tey jii taw bi wàcc tey jii. taw bi am na yoo xam ni duñu mën egg Rosso ville pour ndugg. pour ndugg. voilà et c'est ça qui est dommage. Voilà. donc duñu war a def une remise en question. et surtout bàyyi affaire politicienne. politicienne. voilà loolu moom c'est très important. léegi nag du ñuy dugg ci benn anam moom la ñuy jeexalee émission bi parce que xam nga réew mi nu mu toll fan yii yëpp coow li mi ngi am muy li nga xam ne moom la ñuy wax ni CEP muy commission d'enquête parlementaire bi nga xam ni ubbi nañ ko. mu am loo xam ne am na mu ngi am jeexalit parce que boobaak léegi ñoo ngi woo ñi nga xam ne ñoo amee woon gestion réew mi démb te ñu leen di tuumaal di leen tudd ci ay mbir yoo xam ne dañ ko jalgati ci àllu ci koom-koomu réew mi ci àllu réew mi yow nan nga jàngatee li nga xam ne mooy kuréel googu di commission d'enquête parlementaire boobu nan nga ko jàngatee. def naa ni du ma si sore lool parce que je n'ai pas les compétences de droit pénal ou comme on dit waaye bu fekkee ni duñu koy jàngat par rapport ak fu réew mi toll def naa ni chaque citoyen am na droit à la présomption d'innocence jusqu'à la preuve du contraire. affaire justice la nag mi ngi def yoonam mi ngi def liggéeyam ñi ngi gëstu ñi ngi def des investigations. nunu bàyyi daal def seen liggéey. Wuli sa xalaat yow lan la ci. waaw di wax rek ni sama xalaat ci mbir moomu moom duma si wax aussi lu bari comme ni mu ko waxee waaye dafay wane ni njiitu réew mi bëgg na am foo xamante ni dina fa jëmale réew mi ak eggale fa koomu réew mi ak aussi ku nekk si réew mi xam ni buñ la tegee si place da nga war xam ni nekkoo fi pour jël loo moomul mais da nga fi nekk pour liggéey ak jëriñ askan wi.
ak tamit dafa di loo xamante ni waajal la ñi toog ci nguur bu bees bi xam ni nii la liggéey bi di demee lu réew mi bokk duñ ko bokk ak ñëpp buñ ko laal na jëriñ réew mi. parce que moom wax na ni képp koo xam ne laale na ci mbir mi. moom yoonam nekku ci. dëgg la na justice bi def. liggéeyam loolu dafay wane ni xëy na pour défendre kenn. dafa taxaw pour am foo xamante ni bëgg nañu fa yar. maanaam rupture. waaw dagg loo xam ni moo fi nekkoon. ñu xam ni réew boo bëggee mu dox lii ngay gëm te dox ci lii pour réew mi mën a jëm kanam askan bi ñëpp yëg ci seen bopp rawatina koomu réew mi ak ndaw ñi nga xam ne ñu ngi jóg ñoom it am na loo xamante ni bëgg nañ ko te bëgg nañu am foo xam ni daañ fa fekk réew mi pour mën ko fa yóbbu nag ndax yaakaar naa coppite am na fépp ci àddina bi kon ñun war nañ ci bay suñu waar bu baax a baax te gis nañu suñu njiitu réew mi ngi ciy def lu mu mën day des kay ñu wax ne ñun ñëpp bëgg nañ ci gis suñu bopp. monsieur Thiam il faut que ma laaj la benn question ci sunu doyen Thiam Samba ces dernières nouvelles. Ça va, il est à Washington. Je pense que mi nga fa pour ay mbiru liggéeyam daal moo ko fa bàyyi. mais xam naa ni incha allah bu yàlla defee jàmm frontières yi yàggatul incha allah daan ko fi gis. donc ma yeggale rek wax li dolli tuuti si li sama sœur sama nièce wax. mooy que ni pour une première fois gis nañu la séparation des pouvoirs en Mauritanie. L'exécutif muy Ahmed Cheikh El Ghazouani bu mu jógee wax que ni moom le travail de la CPE bu ñuy def du ko entraver ci pouvoir am. Ça veut dire que am nañu yaakaar si une nouvelle vision de la démocratie en Mauritanie. Comme du ñuy jeexal aussi. nen nu lëg du lekk nu waxee lëg bu lekkee olam na ko gërëmee coy. yaa ma koy laaj muy Thiam Samba di sama grand frère boo xam ni dama ko def comme mon père parce que wàllu baay tey la ñu féete muy fu nu nekk tey di fa sutur la woo mu dugal nu fa donc muy loo xam ni yombul daal. mais nag et loolu deful la ko yow kese mi nga xam ni yaay rakam mais defal na ko képp koo xam ne war na ko la communauté yaay la boo xoolee dans la communauté il y a pratiquement beaucoup de gens yoo xam ne tey jii ñu ngi si place bu mooy liggéey bi ñu ngi fi suturaal seen jaboot yoo xam ni moom mooy def sans arrière-pensée sans calcul politique aussi. man xam naa li may wax. donc nuy sant yàlla rek. di ñaanal ñëpp jàmm. di ñaanal réew mi jàmm. di ñaxtuwaat suñuy mag. ñu gungenu si fital nu voilà si vision bu ñuy am bi muy vision bu bees vision des jeunes. des jeunes de l'IPR. bu nu boolee suñu xalaat ak seen bos dafa naa ni buñ ko tënkee daana am fu nu mën a yóbbu la communauté. et il est temps de changer il est temps de mettre les divisions les divergences de côté. Est-ce que monsieur Thiam Barlot am na ambition politique? waaw mën nañu pour le moment je ne me prononcerai pas mais mën na am. mi ngi sa xel. mi ngi sama xel. voilà Wouly lan ngay tàggoo parce que émission bi pratiquement jeex na lan ngay tàggoo ak mbokku téléspectateurs. waaw Babacar li may tàggoo damay wax léegi li Por la doon wax ci suñu sama tonton boobu Thiam Samba xaw ma ko. waaye pour sànq sa am na sa question ba ko wax ndax yaakaaroo ñi mel na ñoom génn dem bàyyi seen réew tamit du am lu mu joué. damay wax ni bu ma bëggee wax ci moom dama naan comme ni ñuy waxee picc ngi ci kaw mais xel baa ngi ci suuf ndax xëy na moom def na fi loo xamante ni ba tey bi mu ko fii def moo fi des bi mu ko fii def xale laa mais ba tey dama koy déggaat ñu koy waxaat loolu aussi képp ku ñu fal nga def lu mel noonu rek da nga fiy des te loolu dafa am solo ci luy jëmale réew kanam ak leneen loo xamante ni wax nga ko ci lu jëm ci doomaanu Rosso yi tamit est-ce que waruñu waat delluwaat Rosso te bu ñu waxee Rosso yëpp la ñuy wax Rosso mooy Carrefour di Waalo te bu ñu waxee Waalo
dex gi moo tax ñu koy wax te duñu am olof am pulaar am soninke yu fa nekk même bu nu bëriwul am naar te ñun Rosso ñun rek la yàlla defal ci réew mi ñu am dëkk boo xamante ni xeet yépp fa yeewoo te ñun ñëpp benn lañu doomu Rosso day wax olof wax pulaar wax soninke wax lu ko neex ñun ñëpp duñuy déggante kon ñun amuñu problème pour fekkante ak liggéey ak lu jëmale suñu réew kanam bu ñuy wax ne luy jëmale réew Mauritanie kanam doomu Rosso du si des gannaaw ndax daf ci juddu nàmp ci màgg si ba toll ni mu toll ci loolu aussi ma ci jaar di tàggoo si li may tàggoo di la jaajëfal ci li nga ma boole ci émission bi may fàttali nag fii ci télévision Mauritania ci émission xeltu kii xeltu spécial la woon rek jàngat la mais xeltu moom bi nga xam ni moom dinaa la jox mouchoir moom yow barlu yëpp daa ngeen fi jaar incha allah di rafetlu bu baax a baax bokk ak Borlot émission sama ndijaay daf ma réeroon nee naa la bi ma waxee moom mooy invité bi nee naa man daf ma réeroon waaye alhamdulilah di si am mbégte lool di nuyu bu baax a baax waa Rosso yëpp di nuyu samay waajur sama maam ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi nuy seetaan ñuy am mbégte ci ñoom di nuyu ñëpp di wax njiitu réew mi daal liggéey bi nga xamante ni moom la taxaw ak li nga xam ne tëral na ko muy programme Azur bi ñuy amal ngir jege askan wi ngir xam la mooy seen i jafe-jafe dëgg-dëgg ngir mën leen génnee ci yenn yi du ñuy ñaan ñu ñëpp ñu gis ci suñu bopp waaye tamit di ñaan njiitu réew mi ndaw ñi bëgg nañu gis seen bopp bu baax a baax ci réew mi ci fànn bu nekk nag ku nekk looy liggéey rek bëgg nga ci gis sa bopp te na ci xeet yëpp di yëgandoo seen bopp ndax loolu mooy réew mi ndax ñun la fi yàlla boole di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di jéggulu bu baax a baax bu dee wax nañu nag ko su dul noonu di nuyu bu baax aussi suñu kilifa yi nga xam ne ñoo nu jiitu ci politique bi di ci def lu ne kontaan nañu bu baax seen taxawaay ñu leen di ñaanal gudd fan jërëjëf soxna Oulimata Sall di la gërëm di la sant bu baax ci ànd bi nga ànd ak ñun tey jii doon nag koo xam ne tey jii si beneen facette la ñëwee ñëw tey jii doonu jàngatal lu bari ci wàllum politique et je pense bien que ni c'est important di gërëm di sant bu baax monsieur Borlot Thiam moom tamit di cadre jeune cadre nekk fii tamit moom tamit tey jii mu ñëw àndoon ak ñun ci lépp loo xam ni xew-xewu politique la. di gërëm Maymouna Idumu mi nga xam ni moo nekk fële ci wàllu réalisation bi ci ànd bi mu ànd ak ñun taxawaay bi mu taxaw ak ñun di gërëm également Tijani ci wàllu son ak waa régie fële ci Inject Mohamed Bakar ñoom ñëpp di leen gërëm ci taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko tey jii nag bleu bi nga xam ni indil nañ ma ko moom tey dafa ñëw maasale ak sama décor comme ni mu leen koy waxee saa su nekk rek l'infatigable l'incontournable koo xam ni moom macha allah loxo bi yàllaa ko may comme ni mu koy waxee le ciseau d'or Sidi Gueye di wàllu couture nekk fële ca PK8 woto étage bleu moom fii jénnati jaar fi comme ni mu koy defee rek di ko ñaanal moom tamit yàlla may ko gudd fan parce que mi ngi ànd ak ñun dina gunge bu baax a baax ci émission xeltu di leen joxe incha allah samedi bii di ñëw nag su neexee borom bi daanu dellu siwaat ci l'originalité de l'émission xeltu ak mouchoir yi ndaxte fu mu nag fi ni gaa ñi neenu gëj nañu gis koo xam ni tour na xewal kon na ngi leen jox daje incha allah samedi bii di ñëw yàlla yax jàmm ci biir mi yàlla muccal nu muccal leen déggal nu ci géej xewal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maremo assalamu alaikum sonin kan kammu kano ka kumbeni ga Mauritanie telen campagne ke hakati al Mauritania yo soyani na toknanti